ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag dañuy wax ci wàllum politique ak kaawu Khalifa Sall bi nga xamante ne nii libéré nañ ko ci ngoonu dimanche 29 septembre moom nag ñu tegoon ci kawam juróomi atu kaso yu waroon tëdd mais jotul matale boobee daan maanaam génn na laata penam di jeex duñu nag dellu si waat ci raison yi nga xamante ni moo taxoon ñu tëj ko parce que waxoon nañ ci lu mu gën a yaatoo jotoon nañ ci def lépp loo xamante ni leeral la mais dañuy wax tey ci lan moo tax ñu libéré Khalifa Sall lan moo làkku ci ginnaaw libération boobu noonu lan moo tax Macky Sall xaar ba jamono ji gracier ko te moonte jotoon na ay demandes yu dul jeex duggee ci ay xalif généraux ci ay acteurs politiques ci ay yeneen doomi aadama yoo xamante ni ñi ngi xeex ak yelleefu doomi aadama mais lan moo tax mu bàyyi ba tey jël décision boobu noonu dinañ wax itam ci kaaw Khalifa Sall lan mooy avenir politique am parce que depuis bañ ko tëjee kaso lu bari jot na fee xew ci wàllum politique ay élection jot nañ fee am na ay acteurs politiques yoo xamante ne nii gën nañ fee ràññeeku donc moom lan mooy ëllëgam ci wàllum politique est-ce que day wëy di yeggali combat bi nga xamante ni mi ngi ko doon mëne biir parti socialiste bi nga xamante ni jamono ji amuñu secrétaire général wala day jël yoonu boppam ngir matale yéene bi nga xamante ni am na ko muy jiite réew mi di Sénégal donc loolu lépp daan ci ñëw ci détail ci vidéo bii nii pour defal leen ci ay leeral. libération Khalifa Sall nag yaakaar naa ni ñi nga xam ne ñooy analyser politique fii ci Sénégal wala ñi nga xamante ni xam nañ contexte bi tax ñu tëjoon ko kaso libération bi du leen bett wax ji mooy Macky Sall dafa libéré Khalifa Sall parce que am na li mu bëggoon ba pare donc bàyyi ko ci kaso bi amulu ko woon benn njëriñ jamono ji ñëpp xamoon nañ ni Khalifa Sall dañ ko tëjoon simplement parce que dafa bëggoon présenté wu ci élection présidentielle yu 2019 yi te Macky Sall xamoon na ni potentiel candidat la parce que fii ci Dakar sax ñoom yàgg nañoo dem élection ak moom mu leen fay duma mu xam ni kii bu demee élection présidentielle mën na ko jural jafe-jafe d'autant plus que mi ngi commencé woon di def ay tournée ci biir réew mi pour gën a yaatal li nga xamante ni mooy électorat am Macky Sall complot ak ñenn membre parti socialiste la ko tàmbale ci Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla si Aminata Mbengue Ndiaye ay Abdoulaye Wilane ak consort ñu complot seen biir tëj ko kaso parce que ñoom tamit waa parti socialiste am na ci ñoo xamante ne nii nekkuñu Khalifa Sall ci biir réew mi di wëyal li nga xamante ni mooy yéeneem ci wàllum politique arrangé wu leen woon ci biir parti bi parce que moom li mu doon visé mooy secrétariat général bi te loolu ñoom arrangé wu leen tax ñu complot ak Macky Sall tëj ko ci kaso bi dëgg bi aussi foog ñu wax ko loolu mooy dëgg bi Macky Sall bu tëjee Khalifa Sall parce que dafa complot ak ñenn ci parti socialiste lépp dil la boo xamante ni tëggee nañ ko ca kaw ba fi mu yegg si donc emprisonnement waxoon nañ ko dañ koy waxaat politique la woon rek parce que bu nekkul woon politique li ñu wooyee Khalifa Sall dañuy woo maire yi nga xamante ni ñoo ko fa jiitu woon te nekkatuñ fa tëj leen kaso comme moom parce que même façon lañ doon utiliser xaalisu maire bi mais Macky Sall moom anam gi ñuy jëfandikoo xaalisu maire yi Dakar intéressé wu ko woon bu doon loolu la tey du ko libéré parce que ñi ngi koy tuumaal ni dafa sàcc ay milliards donc moom xaalis bi intéressé wu ko woon jëmm Khalifa Sall moo ko intéressé woon te amoon na ko li am ba am mooy élection présidentielle 2019 yi bi ko doon ñëw te ci opposition bi il fallait que ñu éliminer ki nga xam ne moom lañ jàpp ni xëy na moo ci ëpp dayo parce que Idrissa Seck dañ ko xeeboon Ousmane Sonko tamit dañ ko xeeboon yaakaar nañu du def dara ci élection yi d'ailleurs bu ñu xamoon ne ñoom dinañ def résultat yi ñu def ci élection présidentielle yu weesu sàkkaloo nañ leen pexe yàgg na donc Khalifa Sall prisonnier politique la woon léegi nag comme que élection présidentielle 2019 yi weesu na Macky Sall fal nañ ko instant yi mi ngi dund li nga xamante ni mooy dernier mandat am parce que ci yoon mënutul présenté wu en 2024 léegi nag mu ne xaaral ma libéré ko parce que amatul dara lu muy perdre wala lu muy gagné instant yi Macky Sall li muy wut mooy defar li nga xamante ni mooy demam maanaam buy dem rafet instant yi Macky Sall loolu lay wut moo tax mu fi organiser ay dialogue dem di gunge Abdoulaye Wade biir këram ak libéré Khalifa Sall ginnaaw suba di ngeen gis Karim Wade dellu si waat ci biir réew mi moom instant yi demam lay jéem a defar. moo tax bu ñu gisee ay nit di gërëm Macky Sall gannaaw ba ñu libéré Khalifa Sall dañu naan ñooñu comprendre uñ dara li nga xamante ni mooy xew ci biir réew mi mais ñooñu xanaa dañu fàtte ni Macky Sall ci boppam moo tëjlu woon Khalifa Sall mi ngi mel ni tey nga damm sama tànk après nga retourné ñëw fajal ma ko ma la ciy gërëm ci faj bi nga ko faj alors que yow li ma dal yëpp yaa ma ko teg donc bu ñu amnésique comme ni ko tubaab bi waxee bu ñu gaaw a fàtte Macky Sall bu ko leeroon ni day présenté wu en 2024 Khalifa Sall du génn kaso bi dina tëdd 5 ans yi nga xamante ni moom lañ ko daan ba mu mat sëkk ba bu génnee nit ñi sax dañ koy fàtte
tey kaawu Macky Sall Khalifa Sall day mel ni kaawu Senghor ak Mamadou Dia maanaam nit koo xamante ni mi ngi ci yoonam di dem nga damm ay tànkam tuumaal ko tëj ko kaso pour lan say propre intérêt. Macky Sall instant yi même façon lay fonctionner que Senghor ak Abdou Diouf maanaam politique malsaine képp koo xamante ni jàpp nga ni mën na la créer ay problème ci wàllum politique nga éliminer ko. Senghor bu ngeen jàngi ci histoire même chose la doon def di tëj ay homme politique di rey ay opposants ku ci mel ne Omar Blondin Diop ay Moustapha Lo ñu bari Senghor rey na leen ci biir réew mi. Abdou Diouf moom itam même yoon bi la jaaroon Macky Sall nag ñëw moom topp seeni tànk mais moom bokkut ak ñoom niñ koy defee moom da koy def de manière pacifique maanaam ci yoon la koy jaarale maanaam justice bi lay manipuler créer ay problème nëbb la jant bi bu ko defee yow dootoo exister. lu jëm nag ci wàllum Khalifa Sall moom mun nañ ni tey li ko dese mooy teggi tuuma yi nga xamante ni moo ne ci casier judiciaire am parce que certes gracié nañ ko mais lépp luñ ko doon toppee yoon teggiwu ko te loolu day am ay conséquences ci avenir politique am parce que mun na ko empêcher mu présenter wu ci ab élection parce que dafa am ay critères yoo xamante ni faa nga remplir ko pour mën a éligible. donc moom ak ay partisans am nañ beneen combat gannaaw bañ ko libéré mooy xool nuñ koy sétalee ci yoon. soit ay avocat am demandé Macky Sall mu amnistier ko maanaam teggi bépp accusation boo xamante ni moom lañ tegoon ci ndoddam wala ñu wëyal combat bi ci yoon def ay recours pour que mbir moomee ñu def ko. lu ko may rek moom Khalifa Sall dootul mën a prétendre am yenn fonction yi ci biir réew mi donc loolu lu mat a souligner la te lu am solo la aussi. léegi nag luy aveniru politiku Khalifa Sall. yaakaar na ni jamono ji élection yu bari jot na fee xew suñu ginnaaw te diggante boobu am na lu ñuy woowee recomposition de la classe politique maanaam yeesal li nga xamante ni mooy langum politique bi. parce que ci élection présidentielle yu weesu dañu seetlu ñetti pàcc ci géopolitique fii ci Sénégal dafa am benn parti boo xamante ni nii ñoo ànd ak nguur gi fi ne muy nguuru Macky Sall am benn parti boo xamante ni ñoo ànd ak Idrissa Seck ci ñooñu am na ay libéraux. am na ay socialistes yi nga xamante ne nii ñoo geddoon ànd ak Khalifa Sall ak ay yeneen alliés yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir opposition bi ñetteelu pàcc bi nag nekk ay doomi aadama yi nga xamante ni ñoom politique mosu leen woon intéressé wala sax dañu découragé woon ci ñi nga xamante ni ñooy homme politique yi ci biir réew mi wala sax ay ndaw yoo xamante ni mosuñu woon intéressé wu ci wàllum politique ñooñu nag ànd ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. donc tey politique gu Sénégal daanaka ñetti pàcc yooyu la léegi nag ak situation bii nii. Khalifa Sall mun nañ ni li muy def mooy dabe pour jotaat li nga xamante ni mooy place am te pour loolu il faut que mu delluwaat fi nga xamante ni fa la yàgg mësee am ay ndam muy Dakar parce que diggante bi tamit am na fi ay personnalités yoo xamante ni ñi ngi ci biir nguur gi yi nga xam ni xëpp nañ ay millions yu dul jeex ci yenn quartier yi Dakar ba commencé inverser tendance bi nga xamante ni moo fi nekkoon mën nañ citer kaawu Amadou Ba. Moussa Diop bu Dakar Dem Dikk Abdoulaye Diouf Sarr ak ay yeneen personnalités yu ne ci nguur gi yoo xamante ni ñi ngi renforcer seen base fi nga xam ne mooy Dakar te Khalifa Sall instant yi combat moo nekkaat reconquérir gox-goxaat yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir capitale bi. donc mission principale Khalifa Sall mooy jëlaat Dakar te loolu xëy na élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dina ci indi ab jàngat bu gën a yaatu. léegi nag pour Khalifa Sall matale yéene bi nga xamante ni am na ko ci wàllum politique ban coalition wala ban parti politique la war a àndal ñenn ñi ngi wax PS maanaam dajale njabootu parti socialiste mais ñun li ñu concerné analyse personnelle la keneen mun nga am beneen gis-gis bu waroog suñu mbos mais am na ay nit yu nekk biir parti socialiste jamono ji du ñu mës a nangu Khalifa Sall jiite leen même bu dee ni peut-être mun nañ am yéene boole seeni doole mais forcément dina am ay problème bis bu ñu waree tànn ki nga xam ni moo jiite parti bi. léegi nag Khalifa Sall moom mooy xool soit day topp ci ginnaaw ab parti politique boo xamante ni nii daanaka amatul benn valeur ci bëtu sénégalais yi parce que parti socialiste nañu waxante dëgg depuis l'an 2000 amatuñ benn valeur électorale ci biir réew mi. parce que parti socialiste lu ñu mënti wax sénégalais yi ñoo bëggatul lu jugee ci ñoom loolu réalité la jiite nañu réew mi lu mat ñeent fukki at tabaxuñ fi sax benn yoon woo xamante ni jaar na yoon tali bu baax defuñu ko fi dara defuñu ko ci biir réew mi donc yaakaar na ni Khalifa Sall bu fekkee ni am na ambition combat am moo war a nekk naka lay fondé parti boo xamante ni day am idéologie bu bees maanaam ab gis-gis bu bees parce que léegi sénégalais yi gëmatuñ ay idéologie socialiste libérale communiste marxiste ak yu ni mel loolu ay idéologie la yoo xamante ni bitim réew la jógee te depuis bi ko parti politique yi commencé adopté di ci identifié wu yóbbuwul réew mi fenn chaque jour ñuy gën a dellu ginnaaw
tey bu ñu jëlee rek exemple ku mel ne Ousmane Sonko lan moo tax mu démarqué wu ràññee ko ci yenn homme politique yi ñu faral di gis parce que bi mu ñëwee dafa ne man duma socialiste duma libéral duma communiste sama idéologie sénégalaise la maanaam gis-gisu sénégalais idéologie sénégalaise politique boo xamante ni day méngoog ñun li ñu doon. tey moo tax moom Ousmane Sonko mu xaw a démarqué wu par rapport ak yenn homme politique yi nga xamante ni ñi ngi fi di politique depuis les indépendances donc Khalifa Sall xëy na peut-être dina comprendre li nit ñi di xaar ci moom muy rupture mais pas ay idéologie socialiste yi nga xamante ni depuis ay at defuñu dara ci réew mi tey bu Sénégal delloo ginnaaw 70% yëpp socialistes yi ñoo ko waral Senghor ak Abdou Diouf dara defuñu ko ci biir réew mi. yaakaar na ni tamit Khalifa Sall gannaaw bu mu génnee kaso dina moytu yeneen nit yu mel ni ay Bamba Fall parce que bu fekkee ni dafa bëgg jotaat place bi nga xamante ni moom la amee woon mënu ko def ak yenn nit yu mel ni moom. Bamba Fall jamono ji nga xamante ni Khalifa Sall mi ngi kaso lépp def na ko pour Macky Sall jox ko ab ndombal tànk dafa trahir Khalifa Sall ànd ak ñoom Aliou Sall di wër ci dëkk bi ak seeni jeeg maanaam yow nga ni nit sa xarit la sa wóllëre la ay nit jàpp ko sàkkal ko pexe tëj ko kaso yow ca gannaaw ngay dem di ànd ak ñooñu nga xam ne ñoo ko sàkkal pexe. Bamba Fall lu nit koo xamante ni ku dëggu la li muy def ci suuf ak li muy wax en public dafa wuute ab comédien la boo xamante ni sérieuxul lu nit koo xamante ni mat na àndandoo wala xarit donc Khalifa Sall avenir politique am mënu ko construire ak nit ñu mel ni Bamba Fall. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleeloon ko kaw Khalifa Sall bi nga xamante ni président de la république gracié na ko ñu defoon ci ab taxaw seetlu te yaakaar na ni lépp loo xamante ni partagé nañ ko fi ci xalaat amal na leen njëriñ ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.